Are you thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms, or our story buildings 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tar roads, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464838. WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. meeting bi nag comme ni ma ko waxee du mun a yàgga ndax dëj bi ba pare tam xam nañ ne laay mu ngi off tam so ni nga xam ne noonu laay def rek mooy ma oo ki nga xam ne moo nekk regional chairman Falam Sonko den su boobaa mu dalal gan yi den ñu dugal ci li nga xam ne moom moo nekk meeting bi. mina seytaan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ñoo wax ne xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax wax dëggaat neex yàlla te li ñu fi daje ñun ñëpp xam nañ ko si time politique lañ nekk waaye démba rek dañ am wàññeeku bu rëy am koo xam ne suñ liggéeyandoor la mu nekkoon ku takku si parti bi démba mu ngi àndoon ak parti leader yi up to 1 o'clock si suba moom moo génn àddina tey loolu lu tiis bu rëy si ñun moo tax tey parti leader suspend li moo def yëpp waaye nag tey fii moom mënu fee ñàkkaa teew ndax ku mel ni Ajaratu Mari Sock su ñëwee bokk si ñun loolu dafa nekk lu rëy pour démocratie dafa nekk lu rëy pour Gambia loolu rek a tax tey ndaje bi am waaye nag ñun ñëpp gis nañ nuñ fi nekkee ku xam UDP xam ne politique bi du ñoo bàyyi dara su nekkutoon dëj bi ni ko doon li ngeen naa fekk fii dina sedda xol waaye nag dëj bee tax ñu ne nañ ko defee nii bon nag Mari ñu ngi laa wax ne jërëjëf jaaraama sa kër jaaraama UDP waar bi yaatu na ñun ñëpp a ko bokk
waaye lii lañ séentu woon si yow ndax wax dëggaane yàlla soo gisee ñun ñuy oppose dañoo oppose pour def Gambia koo xam ne suñ doom yi ak suñ sët yi dañ mu gën a fugg a seen dënna di tiitaroo Gambia kon américain bi nu moo tiitaroo ne moom waa américain la loolu lañ bugg a Gambien bi tamit di tiitaroo ne man américain la te Marie bugga naa bokka si history boobu te su soobee yàlla njortu naa ne dina bokka si history boobu waaye nag dafa nekk si suñ aada gannaaw ajaratu Marie Sock jigéen la te suma second deputy jigéen la mooy ajaratu Badiane bon nag dama ko bugg a jox teranga bi pour moom mu bisimilah ñu Marie Sock Badiane teranga baa nga jàpp mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum maa ngi nuyu suñ gan yi di leen wax ne jërë ngeen jëf di bisimilahi Marie Sock Jobaate alhamdulilah yaay la gis naa ne gis na li yaay yi gis naa ne gis na li jigéen ñi fees moo tax mu ñëw bokkal si United Democracy Party di nuyu suma président in waiting Ba Ousseynou salaamaaleykum maa ngi nuyu Marie Sock ñi nga àndal ñëpp di leen wax ne jërë ngeen jëf yéen a si jàppa boo leen si jàpp doon xeeb naa xëy na du egg si fii waaye di leen wax ne jërë ngeen jëf kontaan nañ seen teewaay ñu ngi leen a gën a bisimilaay si région bi di leen bisimilaay si UDP di wax ne UDP ñëpp la amul soose amul pël amul joola amul olof man olof laa faala mi wax léegi si olof soose la soo yaa ngi gis noonu la UDP tëddoo amul jigéen tamit gender bias amul fi gender balance sa fi am su jigéen fu góor jàppee fële jigéen jàpp fi si jigéen jàppee fële góor jàpp fi soo ñu ngi laa wax ne Marie Sock jërëjëf si li nga ñëw UDP jërëjëf si li nga gis yoon bi nga war a gis xam ne Gambia dafa soona te gis loo kenn ku dul UDP ñoo mën a génnee Gambia ñu laa wax ne jërëjëf ñoo nga si right direction bi di wax ne alhamdulilah rabbi alamin yal nañ toog ba dégg mbiru Ousseynou Dabo ñu ñëpp ñu bokk ko kenn ku ne dina ngeen jëf fi mu nekk nag li ñoo def mooy ñu oo ki nga xam ne moo nekk Boto Omar Mane moom mi ngi ànda ki nga xam ne mooy presidential aspirant Marie Sock nekk fii toog nii ci boor yi ki nga xam ne moo nekk chairman bon Boto ñu la jox kàddu gi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Okay, mbe mo folo min kontonna wala mun na ajartoti min kita ajam Marie Sock Jobaate ki ba kontonna bak ni wo je mbe banko bela alfa ba kontonna ka kumo suya de drum min kita mbe famati alhaji Ousseynou Dabo niko bota jembala executive fo be kontonna min ni yalon ko ibe lori ngala ko la suto tilo be kontonna be tempila be gay ntemu dingo binti before maribina ntemu dingo min kapatio min soboti no wala mu APRC bari kabiri marinata ngala siloje akatanya men anala vitamin na Gambia ngaje wala kumaya tan fe katambi APRC wala yati nambota ji nata mai kabiri nata je fana ala yake because among the money sonno bari na kachata ngaje ko ay partiol be nka ko ini be se kacha na jube parti jamale min tolla taransilo tata abin jikita mi yalon ko ase Gambia bondi dinko ko kabiri ngay partiol be kisi be nga kisi nga jibe ngaje ko womu UDP so wala yatinna bulata numa ko sojo telefon because lafta no minna no fang ndola area fang lafta no kamoto tan sambalan kanaja bari bi kulli bala be ya mamu so kana jibe mol mi be na ta kelde so lafta min kuma dandan ne folale do be kafu nyoma so ne yakono bunya kono because nkana kamfa ku nyini nabi ka kamfa ni ya jamba fala ndebata APRC le bar APRC ko lu bi janne adu lafta janni ba fala lokum mo tannim fenye samanan ya kafum adu be o keno la de
alondo bennale experience benna adunga hadama ya bennale fana adum be o kenwal ni be kacha kanne lafta dole man nanu UDP bari bina jele ni ala son mbali kontona mbali tentula mbali ala baraka braño on ki nga xamne mo nek mari bugana o ki nga xamne moy honorable Amadou Skadra Diané anda ak ki nga xamne moy president in waiting su boba mom tam mu sanni kaddu braño o ki nga xamne moy mari honorable assalamu alaikum mbal kontonna men na luntamba kontonna aninga na nyol be mbe mfangola pati nyaton ko Alhaji Ousainou Dabo mba kontonna aning na nyolu jang executive auto ani mo ko tengol be nyinketan tolie kontan baleti katum momi ye banko la nyato taje banko la nafaje wo doronne binala aya bulo kafuntol kam bulo kafu Alhaji Ousainou Dabo kam pour kafali wanati nyim banko kam Marisok ajaratu Marisok Jobate nga jela la politique aya tamandi nyami nga jele fana alafta banko la nyato tal wala atinna aya kata aya la molna dike kafunkam akafo en kontan le katu ngalna kunkilimo manna ay koma le soto ndu womu kulete mi yalonga be banko bele nafal UDP mu patile te mi yalong janni be dunna jele ka ke luntamot bari ni singo dum je fa banta ini mobele ka kanyanje nse atani te kongola na joino UDP amang tambi sanji fulola ndum mandi misa ka tunte fana laptan na patio le kala bari biri ngaje UDP be lori minkam ila nyaton ko be lori minkam ay kato minke bankoy ay hamo min soto bankoy nko mimum bele na fati wala ngatara kom ndumbe pati dol fana nyaton ko lo min ya lon ko man kafukan follow pour ise bankoje ise aja Marisok Jobate nokan ibena nga bunda yele kafunkan ko ya ko nyami laftanu nyimbe ngoy tambinyina moy siya jankendeke bari nga sangole soto mbali tentula mbali jayila mba ko la welcome mbe kanyanta jele almanke luntanti kote ke ala baraka nga xamne mom lañu mo nek Modou Sow muy chairman bi nga xamne mo nek chairman ni mari assalamu alaykum ma leen nuyu leen siyaara di kontaan si bisi tey bi ak si tertu bi kontaan naa trop maa ngi jiital nuyoo bi suma président Adja Marisok Jobate Alhaji Boto Mani ak suma papa suma nijaay suma maam Alhaji Ousainou Dabo kontaan naa trop si bisi tey bii moo mari jëlee anima fu ma bëgga parce que parti bi bëgga naa ko trop waaye mari dafa am lu ñu ji ñun waa Jënu-Kunda te ñun dañ bëgga kuy dem te jigéen dañ ko disal gannaaw te dañ bëgga mari soppa mari après mari ñun ñu nekk si gannaawam tey ak suba kon mari suy téye suñ loxo kum ñu boole rek dinañ ànd ak yow because gisuñ dara lu bon si moom parce que mari nekk na jigéen boo xam ne jigéen góor la te ñu mel ni mari dañ leen soxla si réew mi te yàlla mu ngi def lépp lu nga xam ne nii gars yi sojees nañ ko ak lépp luñ bëgga si ànd bi nii yàlla na ko yàlla def après yàlla nekk ànd ak jàmm waaw ñu ngi kontaan nag su ma wax bëriwul waaw jërëjëf kàddu gi rafet na bon ñu oo ki nga xam ne moo nekk wi Jobate moom tam mu ñëw sànni ay kàddu Excellency
Madam Marek Subjobade. Dimboroto, Ben Fama Condona, Ben Mama Condona, Be Capo Digli Be Condona. Nada Jang Bismillah Rahman Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Akitanya kontane ku baba wati benyi birum badula yo na excellency ndel na dabe do gola molo mu me yalon ko ay landi dawoda na ba kelale na ko ngadum bungono na be dungono na ko ngaseli santo na be sella santole musolo me yalon ko ke musolo mu akuo beno molie akuo no gambe no be anda ay bulandi femfen no mangaje ko le kala silodu mo yalon ko gambe digli kendol nyanda bulela wala no wa so mba tendula mba jayla ay kada kuwol menke ay doguwo menke anay muta kuwo menke molla ala dorona ba jola ala ma ala so sima ya bala ani jade kende ya ani laban kunyima alma ala kana fondi jawla alma al kana jaw sawlondi adunda padi men panan ko men fama kon donna jambe be fama mba kon donna alma ala fana so sima ya bala ala so jade kende ala ala so laban kunyim mala ay padi dingli beso laban kunyim mala ay gambe beso laban kunyim mala be hammo mu men di jam be men badu kan jam mbe ala danila alma December on the 4th iko wiu dalo nabodaje mbe na excellency kondona ana ke mawolmu Seydou Nana Jobate ade pane mudin e kafo falo mati kafo barino mati kafo mamalo mati amol mudaku amol yaya abuka kamfa aba domando mankam alafta menna mol kabulano ma walla alma nana musola fudu diala alma alayaso jade kende ala je alma ina fudu bu diala bega men bayndi kafo bega men bayndi alma ala be sonende assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh waaw fi mu nekk nii nag ki nga xam ne moom la ñu mu nekk Marie Sox Jobaate mu nekk koo xam ne Thank you. Dama bëgg nuyu ñi nekk ci table bu mag bi executive bi UDP yëpp maa ngi leen di nuyu ñëpp ñu fi teewee tey ci UDP di nuyu His Excellency Alhaji Ousainou Darboe suma paree di jaajëfal suma nit ñi nga xam ne tey ñoo ànd ak man ñi nga xam ne from Gunjur ba Janinkunda ba Tobokoto ñëpp ñëw nañ suñu sañoon tey bu fekkee ne du woon démb bi tey di kon ngeen gis ñu bare ñu fi wàcc tey waaye time bi moo gàtta parce que ñun tamit dañ ñëw pour won leen suñu doole di leen nuyu nag yéen ñëpp di kontaan tey trop si welcome bi macha allah di leen wax ne nag ñun si Marie Sox ASD Alliance of Social Democrats dañ ñëw fii pour liggéey ak UDP dooleel UDP loo leen manqué dinañ ko dooli loo leen ëppale tamit duñ leen ko wàññil so léegi dañ ñëw pour work together hand in hand ñu mun a liggéey dëkk bi su
surtout pour ñun jigéen yi ak ndaw yi man si loolu laa taxaw te si loolu laa yëngu te foog naa ne loolu rek Gambia day jigéen yaa fi ëpp te ndaw yaa fi ëpp te buñ dooleel jigéen ñu ne boo dooleelee jigéen daal dooleel nga réew boo dooleel jigéen dooleel nga di koy yëpp ci àddina bi so si loolu la ñoo taxaw si loolu la ñoo yëngu di leen wax nag jërëjëf suma olof bi nag setut noonu waaye di leen wax ne inshallah UDP Alhaji Ousainou Darboe 4 December 2021 ñun jigéeni Gambia yi ñun doomi Gambia yi ñun alalinda Gambia ni ñoo ko boot te bugga naa ngeen jóg takaleen seen ndigga yi jigéen yi takaleen seen ndigga yi parce que programme siñ am ci biir UDP moo tax ñun ñu ñëw boot UDP tey te programme yooyu buñ ko implémenté jigéen du fi sonnaati te programme yooyu buñ ko implémenté suñ doom yi duñ sonnaati parce que fu mu nekk nii di nga dem ba màgget sa doom di la toppatoo wala yow ngay toppatoo sa doom fekk sonna nga xale yi amuñ liggéey ñu ngi nekk si drogue nekk si lu bari waaye buñ doolelee yaay yi xamal ne doom yi dinañ leen dooleel te buñ doolelee ndaw yi nga xam ne egg nañ si at yoo xam ne mut nañoo liggéey it bon waajur yi mun a noppaleku fu mu nekk nii kenn ritaaya wut dangaa dem ba màgget di liggéey Gambie bi ma xam de te Gambie boobu la Alhaji Ousainou bii muy xam parce que ñun ñëpp a jógee si benn génération since time Jawara ba léegi xeex boobu la ñoo xeex pour indiwaat Gambie ni mu meloon Gambie biñ xamoon ñun dafa amoon jàmm Gambie biñ xamoon jigéen ñi sonnuñ woon nii ndaw yi amoon nañ hope waaye fu mu nekk nii kenn amatul hope ndaw yaa ngi si loo xam ne macha allah bu du toon kilifa yi nekk si réew mi ndikoon fu mu nekk nii ñu ngi wax leneen si biir dëkk bi waaye comme que am nañ diine am nañ ay kilifa ñu nekk di aida di jàppale ndaw yi moo tax ndaw yi ba tey nekk di déglu waxi mag waaye bu doon beneen dëgg la ndikoon xale yi yàqu nañ parce que dara nekku fi pour ñoom xoop rek a fi nekk so nañ leen taxaw ñu bambu Alhaji Ousainou Darboe mu mun a toog régler mbir bi delloo ko ndaw yi mun a yóbbu dëkk bi fi ñu ko bëgg a yóbbu ndax du di leen wax di leen wax jërëjëf suma wax du yàgga suma kàddu du yàgga waaye ñu ngee dem ci campagne di ngeen ñu dégg bu baax a baax a baax taxaw leen jóg leen seen dëkkandoor yi seen rakka yi seen mag yi seen xarit yi oo leen this is unity we are here to unite amuñ tribe amuñ xeet amuñ religion man akula waaye dama bokk ci xeet yépp so this is not about tribe this is about your future not only the future of the kids but you as women. This is your future and we are about to make history so be part of that history. Jërëjëf, thank you. Thank you very much. Lendem na, godina, tulabi dafa tànga nañu déglu tuuti rek te ay wax yu gàtta ñu waxtaan def mu na tasaaroo maa ngi nuyu Marie Sock Jobaate suñ gan bi ak borom këram Seydi Jobaate maa ngi leen di nuyu the regional chairman of the United Democratic Party Falan Sonko di nuyu ñi nga xam ne ñoo ànd ak Marie ñëw ci jotaay bi tey jotaay boo xam ne Falan
balaa ñoo continuer ci waxtaan bi damay ñaan ne yëngu-yëngu bi ñu emal ko parce que démb ci waxtu bi maa ngi nekkoon bu Sumbala nekk faak gentleman ñoo wax Babou Sarr from bu Sumbala ñu dem Banjulunding moo jëloon parole Banjulunding dafa liggéey Banjulunding on community boo xam ne dead APRC lañu waaye ci pas-pasam ak ci effort sami mu convince ñooñu ñoo bokk ci UDP démba ci kër googu lañ demoon mu dalal ñu Banjulunding ñu wëral ñu ne area boobu incha allah moo si fa nekk yëpp UDP ko moom waaye tey ci boori 4 o'clock ñu kool ma ne Babou Sarr dundut mu naxar ma lool dama ñaan yëpp ne ñu jëlal Fatiha ñaanal ko ci timis bi lañ ko war a rob soo gisee maa ñëw fi am na ñu jógee fu sori ci compagnie mari ñooñu ñu leen mun a wax ne nañ xaar bi ëllëg boobu gannaaw ëllëg loolu tax ma ñëw fi damay ñaan nañ ñun ñëpp ñu bokk ñaanal Babou Sarr pour yàlla xaare ko àjjana loolu la ñu ñaan salaatu ala nabi bismillah ñu ngi feeñal suñ bégte suñ kontante ci jéego yi mari jël pour ñëw bokk ak United Democratic Party balaa bési nomination bi Sunday 4th of November 31st of October Honorable Bakar Bunja Dabo moo patiyam Gambia for All ñëw nañu ne dañoo support United Democratic Party ci élection bi ñëw dañu mën a am changes yoo xam ne du nekk change rek pour place waaye change boo xam ne dafay nekk pour njëriñu réew mi loolu xewee maritam xool mbir yi xalaat Gambia xalaat cofet bi mu amel Gambia xalaat lan la éeneel pour doomam yi ak pour seetam yi ak seetaatam yi ne man tam naa dem taxaw United Democratic Party ndax ñu gis ne li fi nekk mu génn fi Mari ñu la cee gërëm for your sense of patriotism bugga sa réew moo la dugal ci lii su fekkee bugg la woon sa réew xam naa loo leneen loo xam ne danga koo def waaye loolu yëpp danga ko tegee boor nga ne Gambia laa gis Gambia moo ma saf suma poos safut ma suma boppa individual interest safut ma parce que li ma ootee mooy Gambian si ñun ñëpp dañ war a nekk together ñu liggéey pour si réew mi nekk a better nation for us maa ngi la cee gërëm yow yaa sa waa ASD nga xam ne da ngeen ñëw endorse ma candidature and work with me for the good of this country dafa am lekk loo xam ne ñoo ko find gratifying in this I have lost a friend I have lost a good companion waaye yéen seen ñëw bi moom lim fi éenee lim bugga for his country you are the people who are going to help us actualize that loolu la suma ñëwee kontaan naa I am sure Babou fu mu tëdda noonu dégg ne Mari Sock itam dem na to support UDP na ne wàll wata li ma doon séntu pour ñu génnee Gambia
ci loxo are incompetent people, ci loxo nit yi nga xam ne they don't think of Gambia, they think of themselves. Now, content, we appreciate you very much. Now, yen in the hamne in Angfi, one gonna appreciate Mrs. Jabari Lim Daphne. And I think Kepako hamne, yo buganga, pour Gambia richer. Yo buganga, pour Gambia, gain a chilumine. So only choice. Moi, gain your boka. United Democratic Party. You don't have to abandon your party. Work with us so that country will redeem country, and that will give Kepakunaka the opportunity to organize a party in a proper way. You will not be suppressed in a very subtle way, because suppression nakuneranga down dalchikoni sanikosi birkaso. No, there are subtle ways for hamne danga suppress it. Can do kajis working as suppress momoko yek just the man def loni man newal dole te lolu lay buga gene ci rew mi underscore the point that young people here, the youth, the women, that demographic, importance in our society are being marginalized. The opportunity now to give them prime place in this country is to make sure that on the 4th of December 2021, we elect a government that is going to be responsible, that is going to be responsive, that is going to be sensitive to the concerns of this group of people. Marginalization will now stop. We cannot continue to treat the youth and the women in this country as kingmakers. No, it has to go beyond that. We have to do more than that for the Gambian women. We have to give them a position for whom they realize that we are the ones who matter in this country, not you, Mr. Davo. We make you what you are, so we are the ones who matter. The Lolo, you can only have such an orientation, so you have elect a government in place for having the far alive to those issues. Marie, you are welcome. We are willing, and we will be willing, and we continue to be willing to work with you. The campaign trail is there. We all want to go out and campaign. Yesterday, I was with GFA. Hopefully tomorrow, if we have not decided yet whether we'll continue campaigning tomorrow, but hopefully tomorrow, when we do, we hope to have Marisok with us on the campaign trail. And when we are in the countryside, we hope to have you also members of the ASD with us in the provinces, so that together we talk to our people, together we make our people vote for another Democratic Party. Thank you very much for coming. Thank you. gis ngeen indépendant xam ne moom ay ci reject gaay am na am parti xam ne ay ci reject gaay ñu bëri gis ngeen président Barrow o gaay ñeneen join MPP ñu bëri nga xam ne Marisol nga dem MPP Marisol dañ ko jox lii yëpp nga ay ci reject la ana président Barrow daf la oo wal toog na ak His Excellency Adama Barrow ñaari yoon waaye comme ni ma la wax rek man dama am agenda te man taxawaluma suma boppa fu ma dem rek damay xool interest nit ñi du suma interest man parce que man tollu naa foo xam ne am semi retired basically in the workforce so li tax ma taxaw mooy ndaw yi ñoo tax ma taxaw jigéen ñoo tax ma daw so su ma toogee ak nit koo xam ne mënu maa wax agendaam wala mënu maa wax loo xam ne man mun naa koo yóbbu suma nit ñi den du ma fa mun a gis suma boppa te am na benn kàddu bu ma la wax mooy respect nit ki même boo nekkee nji da ngay respect ñi nga xam ne ñoom nga toogal xam seen valeur waaye su fekkee ne da nga dem sa value bi ràññeewuñ ko wala xamuñ ko
den nga xam ne ëllëg boo fa duggee doo fa am respect so loolu moo gën a tax parce que man bu fekkee ne man respectuñ ma man duñ respect su ma nit ñi maa ñëwal kenn du fa gis seen boppa te bëgguma situation bu mel noonu so yëpp luñ ma wax rek man ñëw naa toog ak suma ñi nga xam ne ñoo ma taxawal waxtaan ak ñoom ma ne leen lii ñoo xew ñu ne ma lii de waaye xaaral ba nga jeexal sa yeneen meeting yi ba ma jeexalee yeneen meeting yi ma ñëw ne leen diw de nii la wax fii de fii la wax wala lii laa dégg fi ñu ne ma bon xaaral ñu dem UDP lii du loo xam ne man kee naa toog ma xalaat ko ma demal suma boppa soo gisee 3 days dëkk bi yëpp a ngee toog di déglu fan la Marie Sock di dem fekk si lii lañ nekkoon ñu ngee discuss ñu ngee mit parce que man taxaw ma soo gisee tey ñaata gële fi nekk yéen ñëpp a ngi fi ñaata moto laa fi wàccee tey bari na am na ñu taxaw fii yundum lañ jógee am na ñu jógee ba ñaani ja am na ñu jógee naka tuddaati Jeninkunda wuli Tobakoto ñëpp a ñëw tey dina doon ëppali sax waaye ñii ñëpp lañ doon waxal moo tax ñoom ñëpp jóg tey pour ñëw wol Alaaji Ousseynou Dabo ñun ñëpp Marie moo tax tey ñu ñëw fii pour wane suñ doole te des na sax waaye ba tey ñooñu xam nañ liy xew so jërëjëf. Thank you. Thank you. Love like fire. Wow. Love like fire. Xam ngeen rek affaire bi xam ngeen fan la skincare la 2020 lañ wax de waaw fii nag mooy kër fan kër zero tache perfect skincare saa su ne rek niñ ko dee defee rek loo lañ soxlaati rek maanaam bu ngeen am problème ci seen skin yéen xam ngeen fan la fii ngeen di ñëw suma xarit yeeg am di jàmm yi nga xam ne taas daf lañ sonaloon xam nga doon xeesal ba la ka xum éneew ma lañ ko nag waaye just in case comme ni ko gars yi defee rek en cas just in case loolu xew xam ngeen fi ngeen di ñëw fii ngeen di ñëw skincare plus si yu baax rek la ñoo dox nag ay baax rek fu ne la ñoo dem ci réew mi di lañ indi rek nag products yu baax du Paris du Italie du USA du fi mu nekk nii sax boole nañ ci nag Sweden fu nekk lañ leen a indilee products bu dee tamit nag da nga ñuul rek ñu lay jamaa natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well emuñ si skincare products rek ñu ngi ci cuub yi tamit fu ne la ñoo jaar in fact sax last commercial bi ñu defoon waxuñ leen woon ne dañoo dox ci ay kawar 9A grade rek nag waaw we do have bundles as well hair si lu ne la ñoo dox ñun ñu ngi ci rafetal jigéen rek luy taaral jigéen rek waaw boo leen di tukki tamit bëggoon rek classic suitcase ñu dañoo dox ci ay Samsonite duñ dee indi any brand of suitcases though other than Samsonite comme li ma dee wax rek boo eggee airport dëri Samsonite dafa am nuñ laa xoolee waaw ngeen ne lan nag waaw skin ci moom la ñu gën a xamee nag skin care products ci moom la ñu gën a xamee ñu ngi dox tamit bentee tamit si ay dàlla man waaye man nag skin care mooy suma specialty xam nga rek jigéen bu sa xar kanam réglé loo def mu jag am nañ Patricia Reiner Kiwi Eye the whole range Lighten Up Gold Tomatine I mean the list can just go on and on and on and on lépp loo xam ne rek luy taaral jigéen la ci yooyu rek la ñoo dox skin care plus nag emuñ si Gambia rek ñu ngi United States ñu ngi Gambia fii ba pare bu dee yaa ngi anywhere in Europe mun nañ la ko mail within 3 days rek ñetti fan rek nga jot say diw emuñ si loolu rek dañ laa consult tamit balaa ñu laa jaay diw dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xam ne moo méngoo ak sa kanam dinañ leen wax tamit ne rek am nañ perfumes you know fragrances men's shirts accessories we do dresses as well we do blouses I mean we do shoes name it we do them Skincare Plus 2020 is our year of perfection zero task fi mu nekk nii réew mi fii kenn waratu fi taas kenn waratu fi am problème kanam kenn waratu fi am problème yu picca boo ko amee dafa fekk ne rek ñëwuloo ci place bi fii. Love like fire. Bring my
We live in a day and age where technology is creating a world without borders, filled with unlimited potential to improve the lives of the people around us. Innovarex Global Health ushers in a new way of leveling the playing field with increased access to quality healthcare services delivered at your doorstep. Our qualified professionals are equipped with state-of-the-art point-of-care testing technology to conduct tests such as kidney function, liver function, electrolyte tests, body composition, hemoglobin, A1C, and many more services with the highest efficiency in delivering results. The addition to our flagship Wellness on Wheels, more fondly known as WOW Delivery Service, brings the entire clinical experience full circle. IGH has remained committed to creating the future of healthcare delivery. Gone are the days of sending loved ones outside the country for basic medical services. Innovarex Global Health offers a new peace of mind and takes pride in delivering the quality of care we all deserve.